jërëjëfati oustaz Maodo Faye tënku xabaar yi amati na solo na muy amee solo saa su ne gannaaw bi ma delloo di la nuyu di la béggee di la ziar di amati mbégte bu baax a baax ci sama janook yow en ce 17 septembre 2020 oustaz nee naa la salaamaaleykum noo def ak suba si. sant yàlla bu baax a baax noo def. ñu ngi sant yàlla bu baax a baax ni ma def nga bëgg a xam. maa ngi nii janook yow. da ngay fayu léegi parce que loolu non maa la ko wax démb. déet waaw yaa ma ko waxoon démb waaye tey maa la ko wax. waaw tey da ngaa janloog man. bilaay walaay mais li ci démb du ci tey. waaw kon def nga la góor ga la dof ba waxoon. lu mu waxoon noonu. daa romb nit ñu bëree bëri képp ñëpp kenn ku ne mu bëgg laa nuyu. mu xool xamul lu muy def mu ne hey ñu xool ko mu ne yéen ñëpp seen santu baay. kenn ku ne ni sa baay sant rek nga sant. bilaay walaay. waaw saa si yàppale foofu tamit tey waaw comme ça mu gàttal wax. très bien. maa ngi lay nuyu. maa ngi lay ziar bu baax a baax mbégte bu baax a baax. sama janook yow. waaw naka lépp jàmm. waaw sant rek xam nga réew mi moom. dañuy góorgóorlu rek. bilaay walaay. moom gars yi moom Sénégal moom sa waay. réew maa ngoog rek. walaay. réew maa ngoog rek dégg naa ngay dal njaayeen yi waaye dama yaakaar ni réew mi kenn xamatul nu mu sant léegi. réew mi kat Diop la sant léegi yaa gën a xam kon de neexul. yooyu itam mu ngi commencé neex. Diop waaw parce que boobu ba léegi dafa santoon Ndiaye tamit affaire yi compliqué trop. léegi nag. soppi nañ ko mbir yaa ngi sant Diop léegi affaire yi commencé di cool nank-nank. est-ce que yaakaaroon ni sant Diop gi la gën a tari. oustaz affaire yi day baax. bon bàyyil ba ci kanam rek nga gis. kon naa bàyyi ak njaayeen yi laay walaay ñu xool nu ñuy def. dañuy soppi seen sant ñoom ñëpp santale ko Diop. maa ngi lay nuyu di la ziar. alors laata ñoo xuus na ma koy defee saa su ne. puisque j'aime le répéter Dakar n'est pas le Sénégal n'est-ce pas madame fekki benn sunu ay ndaw un de nos correspondants régionaux ñu jox kook moom xool li xew ci gox yeeg goxaat yi tey nag dama leen yóbbu Thiès oustaz parce que tey bëggoon naa ñu waxtaanee un tout petit peu don de sang yi nga xam ne agence nationale de sécurité et de proximité initié nañ ko parce que voilà mbir yi daal def naa duñ ci doyal bu baax a baax saa su ne buñ ci amee ñoo xam ne ñu ngi ci initié yu lii les projets ngir dimbali ñi nga xam ne dañu koy faral di soxla da ciy baax bu baax a baax Babacar Ndaw ca Thiès bismillah. nekk nit banque de sang bu l'hôpital régional El Hadj Ahmadou Sakhir Ndiéguène bu Thiès jéggi na dayoo ne deret bi nga xamante ne soxla nañ ko néew na fa rawatina jamono mbas bi ñu nekk Mame Alassane Sylla mooy assistant social ba. ni nga xamee rek hôpital presque depuis ñetti weer a ngi nii problème sang dafa am lu ko war lu ci bari mooy surtout Covid bi mu fi ñëwee ba léegi ñu interdit rassemblement école yi tëj moo tax problème sang am fa trop te malade yu bari ñu ngi fa nekk nii actuellement soxla sang presque waaw presque dañ consommé presque 30 postes ñu testé wala 25 bés bu nekk donc weer bi war nañu am juróomi téeméeri postes actuellement nii dara amu fa nii. kuréel gi di agence de sécurité de proximité ay bés bi mu jagleel wàllu social dugal loxoom si maye deret Abdourahmane Diallo moom mooy chef unité départementale bu agence de sécurité et de proximité bu Thiès. waa Thiès ñoom tey lañ def bés boobu ñu gis ne ni tamit ASP yi vraiment def nañ ko seen bésu bopp ñu mobilisé wu wax ko seen ay xarit wax ko seen ay mbokk seen ay parents pour que ñëpp daal ñu ñëw maye deret pour appuyer le centre hospitalier régional de Thiès. loolee di mbégte si kilifa yi yor banque de sang bu l'hôpital régional bu Thiès Mame Alassane Sylla. activité bu ñëw ci heure la pour dimbali malade yi nekk foofu ci hôpital régional mais vraiment soxla nañ ko trop. même mbas mi ngi fi mais transfusion moom à chaque fois day am transfusion chaque jour malade yaa ngi soxla deret ñu am ñu def dialyse ñuy def chimio fii ñi anémie ñu nekk pédiatrie à chaque fois ak ñi war a def intervention à chaque fois ñu ngi soxla deret loolu moom mbas mi amu ci benn kii aussi ku fi ñëw kon geste barrière yëpp dañ ko respecté dañ distance yeeg masque yeeg loolu du ci dara don de sang moom amul benn rapport ak Covid. si at bi ñaata ngeen di soxla si deret. si at bi daal ñu ngi soxla presque ay juróom-benn junni poste presque te ñu ngi ci ñetti junni ak juróomi téeméer te kon des nañu presque ñaari junni ak lu teg. ndaw kuréel gii di ASP jàpp nañ ne tey jii li nag lu baax la sa fas yéene wuñ si yam bu ñu sukkandikoo seen kilifa gi nga xamante ne moo leen toogal fii si Thiès. dinañ ci sawar bu baax parce que tamit ASP yi ñëpp xam nañ seen engagement ñu ngi taxaw administration ñu ngi taxaw force de défense et de sécurité yi bépp activité boo xamante ne rek pour jàppale askan bi la dañ ciy sawar. Babacar Ndaw Thiès Sud FM. jërëjëf Babacar Ndaw sunu ndaw la ñu toogal foofee ca diwaanu Thiès di ko sant di ko gërëm ak voilà message boobu dama je tenais à ce que mu jàll bu baax a baax ngir ñu gën ñoo bàyyi xel gën a bàyyi xel li nga xam ne saa su ne ñi nga xam ne dañuy yëngu ci wàllum deret ak voilà collecte bi ni ñu koy itteewoo bu baax a baax fépp ci gox yeeg goxaat yi ci Sénégal yëpp donc ñi nga xam ne également sunu borom jàkkaleen na leen ñu am possibilité di maye deret ñu ciy bàyyi xel saa su ne parce que dafay am ñoo xam ne ci yenn situation yi dañu koy soxla n'est-ce pas oustaz. waaw xam nga même bu fekkoonte ne sax du maye deret ndimbal ci boppam ak dimbalante loolu dafa jaadu ci ay nit comme ci mën a doon ku ne xam nga doomu aadama ci boppam
moom la yàlla bëgg muy dimbalante ak doomu aadama. xam nga yàlla léeg-léeg mu wax ci niveau boo xam ne bii ñi nga xam ne dañu am déggin boo xam ne bii dafa xaw a gàtt dañuy njort ne su yàlla waxee rek kon jullit yi rek la waxal. te alxuraan léeg-léeg mu dem ci ay niveau ak ay nekkin ak ay makkaan yoo xam ne yii na muy waxee da nga xam ne sunu borom moom lépp lu nekk ci kaw suuf rek alalu yàlla la. doomu aadama yépp ay masaahir lañ ci fawqal ard ay représentant yàlla lañ ci kaw suuf ay ñuy feeñu jëmm yàlla ji lañ ci kaw suuf. kon yàlla subhanahu wa taala dafay faral di waxee ci fànn yi deme noonu. xam nga wa taawanu alal birri wa taqwa. waaw wa taawanu alal birri wa taqwa rek la wax. te birri wa taqwa nag boo defee ta'wil moo ne yàlla dafa ne na ngeen dimbalante ci respecté ko ragal ko. maanaam ragal sunu borom bàyyi ko xel. kon nag bu keroogee da ngay jàpp ne ku mën a doon ku ne ndimbal daf caa aju rawatina nag bu fekkente ne dañoo nekk ci jamono mbas mi xam nga deret ñu baree bari ñeme wuñu woon a dem fan yi dem maye ji ko ndax booba dañoo ragaloon wàllu contamination bi ak yu demee noonu. waaye li ci am solo mooy loolu jullit wax ma sax jullit man nit lay waxal. parce que yàlla nit lay waxal. donte dana am foo xam ne fii mën nañ fa jël cëru jullit. foofa boo nekkee ci benn nation benn république. bu mel ne bu Sénégal. ku mën a dimbali nit rek damal dimbali ko ndax ñi mayee deret am na ci ñoo xam ne boo defa ndànk boo ko leen diine. te xamoo ci dara da ngaa tëdd feebar rek. kenn ñëw ñu piqûre ko may ko deret mu ngeen kii. deret la waaw ñu daal di maye. amul Modou ak Matar ak Jean ak Paul. yow daal ñaan nañ deret moom ba ki feebaroon tey dem ba France. njëkk koy may deret bu dina ay tubaab la ñu doon. duñ bokk sax diine maanaam kon ndimbal li moom lu mu gën a yaatu rek gën a baax. bu ko defee Sénégal gépp moo ciy bénéficié ndax ko tëdd nag. moo sañoon am ku la jàppale woon. billaahi kon loolu am na solo ñu gën cee bàyyi xel bu baax a baax a baax ñu ngi àndandoo bu baax a baax ak waa centre de transfusion sanguine di leen bàyyi xel ainsi que ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi dugal ci seen loxo ci yooyee xeetu jàppalanteeg dimbalante justement puisque ñu ngi wax ci jàppalanteeg dimbalante dañ cay des kii ma dugal nii mu ngi bokk ci association bu ñu dippee collecte et partage xam nga yaa ngi koy wax léegi ne partage dafa baax te suñu borom da koo digle bëri na lu ñuy def loo xam ne dañu koy defal tout tànk yi xale yi rawatina ñu ngi def ay collecte yu bëri pour yenn centre yoo xam ne dañuy accueillir ay xale mais vraiment li ñu naan de bas âge donc di leen dimbali ci yu ni mel moo taxoon oustaz ma profité ci loolu lay nga wax ngir dugal ko Mister Laye maa ngi lay nuyu. salaamaaleykum Nico ziar naa la. jërëjëf maa ngi ziar oustaz bu baax a baax. jërëjëf di leen remercier ci invitation bi. jërëjëf collecte et partage association bi lan moo ko tax a jóg. en fait collecte et partage benn association la boo xam ne ñoo ngi koy créé fële ci France par des Français. jagal micro bi waaw. waaw ma ne benn association la ba nga xam ne ñoo ngi ko créé sa France. par une présidente du nom de Marie Bray. rôle am mooy jouer ci trois facteurs c'est-à-dire santé éducation. ak enfance. ak alimentation tamit. waaw. On travaille avec les pouponnières. Les enfants yi nga xam ne dañu feebar. ak comment dirais-je ak les écoles aussi. da ngeen di liggéey ak ay pouponnières. waaw ak école ñiy toppatoo xale yu feebar yi. ak yenn écoles yi. waaw seen collaboration yooyu naka lay demee ñoom lan la ñuy soxla ak yéen lan ngeen leen di indil concrètement. au fait ñun dañu comme man maay représentant au niveau du Sénégal. bénévoles yu nekk France dañuy collecter ay fonds. bu ñu collecter ay fonds parce que dañuy def dañuy lancer ay actions. benn bonne volonté ne comme par exemple action pouponnière bi. def naa ci temps. comme par exemple bu ñu nee action pouponnière def naa ci par exemple 500 €. la présidente daf may woo ne ma laay comme yaa nekk Dakar. am na benn donateur bu joxe 500 €. pour la pouponnière. ma dem ci pouponnière comme par exemple pouponnière Médina. laaj leen lan mooy seen besoin. ñu wax ma lii at lii ma dem def sama commande. ñëw indi leen. très bien waaw noonu lay demee. c'est important ndax mu ngi jaar yoon jamono yi yéen a ngi gis ne sénégalais yi ngi participer parce que ki di collecte gis ne forcément day jógee ndimbal li day jógee fu bëree bëri. waaw loolu en fait loolu sax moo gën a tax ma ñëw fi. parce que depuis 2012 maa ngi si collecte partage. mais action kii yu ñuy def yëpp c'est des Français. ñooy collecté.
oustaz mu ngi rejoindre la nga man yàgg di wax. lu tax tubaab yi ñoom ñu am xolu yërmande googee saa suñu kiiwee rek ñoom à chaque fois ils sont au devant de la scène ci wàllu dimbalante ak jàppalante mais ñun à chaque fois bëri na ñoo xam ne dañuy soxla comme ñi muy wax ni pouponnières yi saa su ne dañuy soxla bébé yi nga xam ne fu ne lañ leen di jëlee dañuy soxla ngir seen dund ak seen màgg ak yooyu xale yi feebar kenn waxaale wu ko ak yu ni mel pourquoi est-ce que duñ ci gën a bàyyi xel oustaz. mais évidemment parce que loolu waxtaanee nañ ko fi ba tey maa ngi lay nuyu mbokk mi di la ziyaara bu baax a baax xam nga moom laa tàmbalee léegi nii xam nga def lu baax. c'est vrai que diine dafa am nu mu tëralee. mais yàlla nit moo fi jiitu diine nit moo jiitu diine ci kaw suuf. parce que bu fi nit nekkul diine du am fu mu taxaw. te diine kat du dara lu rafetal dong ak def lu baax. loolu rek ay diine. li ci des nag problème mu xol la gëm ngaa gëmul kooku nañ ko bàyyi ak yàlla. mais nag képp koo xam nga yenn saa yi sax alxuraan dafa naan man amila saalihan fali nafsihi. yàlla nee na képp ku def lu baax. sa bopp nga ko defal. est-ce que waaw xam nga loolu kon. foofu moom dégg ma fi mu tudd fi jullit wala catholique. alors ki am di dimbale def na lu baax. te it yàlla kaay ma xamal leen yàlla paaka la boo xam ne bii kenn du ko jiitu ci mbaram. ce n'est pas parce que wax naa ko fii ba tey ce n'est pas parce que tu es musulman keneen dafa nekk ci beneen diine nga yaakaar ne yow yaay xaritu yàlla nangam ak i nangam déedéet. yàlla moom dafa bind ñëpp. ba noppi itam am lu mu leen digal. yow ki nangoo ki nanguwul sax yow sa yoon newu ci. est-ce que parce que yàlla dafa waxoon yonent bi ne ko wooteel rek. waaye kii ñëw man ci sama loxo la ne. léegi nag kii def lu baax moom. yàlla gis na ko. te bu al yawmal xiyaame yàlla mooy fa'aalun limaa yuriidu mooy def lu ko neex. kon wa man amila saalihan joojule ñëpp ko bokk. ku def lu baax rek. yàlla moom ngër yërmandeem ak parce que gis nga le Coran. alxuraan système buy doxal ab société la. waaw. parce que li yàlla wax ci wàllu ibaadaat wàllu jàmm yeeg jàpp yeeg yooyu. boo ko xoolee matul 25% ci alxuraan. li ci des lépp ay xisas la c'est-à-dire ay fee yu amoon ci jamono Firawna. yenn saa yi mu wax ci nature bi. yenn saa yi mu wax ci dimbalante. moins de 30% yi la wax ci affaire ay julleeg yu demee noonu. alors léegi ak gëm yàlla ak tawxiid li ci des nag léegi lépp jëflante la. jëflante boobu nag moom lay alxuraan def taawun mooy jàppalante. jàppalante googu nag. fokk muy dem ci société bi. bu ko defee yàlla na mu ko bëgg woon mu gën a jàppandal pour mbir mi mën a dox. am na solo c'est ça. jërëjëfati oustaz kon Laye man je tenais à ce que booy wax lii. oustaz Maodo Faye teew. ngir mu mën la dégg wante yow it nga mën a dégg lii nga xam ne da koy wax bu baax a baax yéen a ngi collecté jamono yi ñu ne ba def naa weeru octobre le mois prochain lan ngeen di collecté ak lan ngeen soxla concrètement nga profité ci antenne bi nga wax ko ñiy déglu. ñoom itam ñu mën a xam ne jamono yi am na ay ndaw yoo xam ne takku nañu ngir collecté ngir tout tànk yi feebar ak tout tànk yi nga xam ne. moo xam dañ leen abandonné moo xam dañuy orphelin ak yu ni mel ñu jàppale leen lan ngeen soxla. waaw cette fois-ci dañu ciblé ñaari pouponnière muy pouponnière Médina ak pouponnière Nianing. parce que suñuy partenaire lañu depuis très longtemps. léegi comme xale rek lu mu soxla. mooy meew. soxla nañu couche. soxla nañu ndox. soxla nañu tamit ay jouets en bon état. wala at yére tamit yu nekk en bon état parce que lépp looy joxe rek. na fekk ne. nga gën ko bëgg. am na solo loolu alxuraan la ko wax sax. am na solo yàlla nee na du ngeen am mukk piété. bu baax tant que li ngeen gën a bëgg joxewu leen ko. ça c'est un verset correct. ndeysaan kon am na solo kon ñiy déglu ñu bàyyi ci xel pouponnière bu Médina. ak pouponnière bu Nianing. ñoom ngeen di jàppale ren te ñoom li ñu gën a soxla mooy meew. ak i yére ak i ndox ak yu ni mel yoo xam ne yitteel na leen rawatina jamono yi nga xam ne coronavirus dafa lëmbee àdduna. te xam nga Nicolas kii li muy wax lu tax mu am solo. gis nga xale bu ndaw bi ngay dimbali. yow yaa xam ne yaa ngi koy dimbali waaye moom xamu ko. bilaay dëgg la de. après rek lañ ko mën a wax. waaw après lañ koy nettali ne waaw moom xamu ci dara Maodo Faye ba ngay tout tànk dafa loon na la lii. waaw xamu ci dara moom. et d'ailleurs imaginez aujourd'hui que nga demoon ci benn pouponnière fekk fa ñaari xale. nga dimbali leen. jamonoy dem ba nekk chef de l'État. est-ce que. imaginons par exemple ñoom xamuñu ko woon far di kii ne ko yow de pourtant jour tel waa ji yoon na ay mbuus. fekk la nga toog jox la ko. te boobu xamul. parce que xale lu ñu ko nettali ci gannaawam lay doon xamu ci dara. te li gën a neex ci àddina mooy ngay dimbali ko mënul. wallaahi xam nga yow sax tey boo ma doon dimbali may ma 100 francs dama naan Nicolas après ñu discuter. mais ki nga koy jox wax sax mënu ko ndeysaan. wallaahi boo fëggee yaramam. mu xool la xamul sax ki koy dóore ki koy kaata. wallaahi loolu nag képp koo xam ne kii am nga xolu jullit. la yàlla wërsëgale. te xam nga wax naa ko fi benn bis. dama wax ne yàlla benn yàlla doy na ku ne.
benn nag ko yàlla. doy na ku nekk. kon boo la joxee fukk da la séddale lu. jërëjëf kon lay def naa leer na. ñu bàyyi ci xel bu baax a baax est-ce que pouponnière Nianing bi xam naa ne danaa jokkoo ak yow. puisque dina may faral di dal may parrainer yenn tout tànk. bu fekkee ne pouponnière bu Nianing bi soxla nañ parrainage. man dinaa ci impliqué dinaa ci impliqué suma ay xarit incha allah n'est-ce pas. yàlla ko yàlla mottali. merci beaucoup déjà dama si profité parce que damay rejoindre lu oustaz wax. kon dama faral di dégg ñu ne xale feuille blanche la. lu nga def si moom rek. moo ciy nekk. waaw c'est clair. loolu dama si profité wu remercier tamit benn dame. bu tudd madame Sow. gérer benn crèche. crèche boobu ça fait déjà 2 ans fa laay joxe sama temps libre. damay bambaane damay animé damay kii. ndeysaan c'est bien xam nga. moo tax ma rejoindre lu Stas wax. di tàllal loxo nag ñëpp. maanaam xeebuñu dara ku am sa potu meew. boo mu wooyee ma ñëw jël si ko foo mënti nekk ma ñëw jël si ko si kàttanu yàlla. ndeysaan waaw am na solo. waaw na ngeen def ak gouvernement bi. waa nag ça fait un bon bout de temps nag demande déposé naa samay kii mais ba léegi amul kenn ku ma wuyu. surtout loolu sax loolu moo gën a tax ma ñëw parce que dama def analyse depuis 2012 ba ma nekkee ci association ba léegi ay français nasaraan da ñuy ñëw di ñu jox. te chaque année on distribue presque plus de 1500 kits cartables au niveau du Sénégal. loolu man maa koy dem di ko joxe ci région yi damay dem ba tubaatul. di ko fa joxe te ay tubaab ñoo ko joxe. ren ma def prise de conscience ma ne at Covid bi on n'a pas eu assez de dons. ma ne pourquoi pas du ma invité sama frère sénégalais yi. ñu def collecte bi. n'est-ce pas def woo leen ñu ñëw jàpp si parce que seen doom seen propre doom ñoo fa nekk. n'est-ce pas xam nga am na solo. am na solo oustaz laaj nga laaj bu am solo wante it xam nga man lii nii maa ngi ci yëngatu depuis des années. bëri naa ci ñu ma ci xam moo xam yi association la. moo xam fondation la. moo xam ay kuréel la ak lu mu mënta doon yoo xam ne ñu ngi liggéey bu am solo. ay ndaw yu mel ni moom mel ni ñun di liggéey bu am solo ci suuf te xaaruñu daray état. ñu ngi koy def na mu waree di job rek. dóor rek parce que aussi buñ ci jàppoon nag mu gën a baax. bien évidemment mais gannaaw ñoom boo waxee du ñu ñëw boo waxul du ñu ñëw nga ne ca rek am na solo kon laay ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm encore une fois association collecte et partage n'est-ce pas ñu ngi leen di encourager bu baax a baax ci collecte bi en espérant que di ngeen am ay réactions yoo xam ne ñu mën a jàppale pouponnière bu Médina ak pouponnière bu Nianing jamono yi ndaxte soxla nañu ko rawatina ci wàllu solu ak meew ak ndox yu ni mel donc xale bébé yi fa nekk dañ koo soxla jërëjëfati laay merci jaarama jërëjëfati ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax noonu laa profité tey introduire bu ma jógee ci loolu nag oustaz tey la ñuy def bu mujj ci semaine bi ndekki li wante ba si tey bi seetlu nañ ne semaine yi yëpp wala fan yi yëpp weesu politique bi fës na ci inondation yi de inondation yi daal man daal oustaz dafa mel ni daal dañu koo bëgg a politiser daal. wax Nicolas daal yow xam nga yow da ngay daanaka yow li da ngay def takkaraar rek. xam nga gaañ yi xam nga boo politiciens yi daa mel ni amuñu programme ndax boo amul programme amoo loo proposé nit ñi. da ngay xuloo ka xeex ak def yëf parce que problème bi bu fekkente ne xiiroog ŋaayoo ñi fi nekkoon démb ñoo fi nekkaat tey ñu nekkoon fee démb ñoo laxasawaat ci gi tey ña nga xam ne tey li ñuy wax transhumance ña la woon démb ña fu tooy rek ñu daal et cetera la ma fi waxoon rek lay bamtuwaat wax ko gars yi dañuy nax rek. il faut que nit Sénégalais yi ci seen bopp ñu fëgg seen bopp yeewu xool ñi nga xam ne yaakaar nañ ne mën nañ leen a jariñ ñu jariñ leen. parce que naxaate bi bari na. gis nga inondation yi. su amul woon nit gars yi dana def politique autrement. mais dafa am loo xam ne bu xewee. dañoo waroon def union sacrée boo xam ne bii kenn dootul xool parti politique boo bokk. kenn dootul xool opposition kenn dootul xool ñoom ñëpp dañoo waroon bokk wenn say. ñu ne ana njiitu réew mi ñu ne Macky Sall ñu ne mi ngi nii Sénégal yëpp am solidarité. dem dimbali ji banlieue bi. point final. on n'a pas besoin ñuy def récupération politique yooyu jël affaire bi. pour politiser ko parce que boo ko politiser mbënd maa ngi fi. comme astafurlah waame maa ngi fi. soo ko politiser wul it mi ngi fi. léegi nag li jaadu woon mooy ñu xool li nga xam ne mooy defar parce que Sénégal day toll foo xam ne fii. ay doomam la soxla. te doomam yooyu politiciens yi ngi ci ustaas a ngi ci keneen a ngi ci keneen a ngi ci kenn ku nekk la nga man comme ñun la ñuy def nii sur le plan communication. ñu nekk ci di wax di ñaax nit ñi waaye ndox mi kii na nga ni waaw léegi nangam ak nangam lu tax waxoo ko woon avant ndox mi di ñëw. wala boo ko waxee gaa yi fàllu ñi war a def tamit lu tax defuñu woon. beneen bi ci tegu 750 milliards.
bu fekkee da ngay seetlu ba seetlu day mel ne 1 milliard dem ci. d'accord dugguñu sax ci milliards yeeg yu ni mel parce que loolu tamit débat la boo xam ne jeexagul mais politisation bi ci fànn yëpp nag opposition pouvoir jamono yi li ñu leen mën a dénk daal mooy nakaru ay nit. kenn du ko politiser kenn du ko caaxaane kenn du ko foowee kenn du ko publicité. loolu leer na am. bu leer nañ sax nañ. nakari nit maanaam bu dee jàppale comme li ñu def nii. maanaam xool naka la ñuy def ba jàppale ak ndimbale ñi nga xam ne soxla nañu ko ñu jéem a mobiliser les fonds du noonu la ñu koy waxee. ak ressources yi nga xam ne ñooñee nekk ci naqar googee dañ koy soxla loolee ok c'est une bonne action mais bu fekkee da ngay publicité sa bopp wane sa bopp ne man maa ngi digga lii wala maa bëgg a defar lii wala et cetera ça ne sert pas à grand chose. néew na lu politicien def te yàlla tax. waaw mu ngi noonu. ak néew ma nag duñ ko def de waaye néew na. waaw moo tax ma ne opposition pouvoir ñëpp laa ci yemale. waaw politicien yi kay laa la wax. waaw publicité bi daal nañu ko dakkal dina ca baax. waaw xam nga nit ki buy def ñaar rek ay tax. soit yàlla tax wala àddina tax. kii def ngir yàlla tax moom ku ko sant ku ko santul yëpp. mu fës ak mu bañ a fës ñu médiatiser ko ñu bañ koo médiatiser dina def. kii def nag te moom xam ne am na objectif politique buy tax muy def. kooku moom li mu bëgg mooy bala moo wax micro yëpp wër ko. yooyu nag bu kerogee dañuy fàtte. objectif mais micro yi bu ñu la wëree sax booy dem fu mu mënte doon yow xam nga ne ndox bee la fa yónni dafa am ñu nekk ci ndox wala yu demee noonu bu fekkee ne li ngay def dëgg la ci yow yóbbaaleel ay motopompe par exemple. askan wi soxla nañu ko yóbbaaleel yi motopompe yóbbaaleel par exemple ay jumtukaay yoo xam ne askan wooyu dañ koy soxla mais bu fekkee sa jëmm rek nga fay yóbbu ak di tàll micro yi ñu tàllal la ko ngay wax rek loolu tamit amul njëriñ. wax xam nga loolu mooy pratiquement moo ngi concret. mooy li ngay wax ni pratiquement moom laay wax xëy na dañu déggultuwul ci biir rek. non waxuma yow li ngay wax dama ne ñoom ñiy déglu laa wax concret la ñu wax waxuñu ñu tàllalee ni micro ñuy wax mais lan la ñuy yóbbaaleel askan woowee ñu fay fekki looloo ëpp solo. waaw loolu xam nga loolu moom mooy tax man la politicien moom ci boppam moo mel noonu. moom moo yore di koy caméléon ñoom day am benn affaire bu am rek ci instant yooyu ñu saisir ko kenn ku nekk waxe ca na nga xamee ne noonu tey ji mar détail ak lakk sax bu amoon da nga leen dégg ñu wax ca leneen donte sax duñu fay lakk gi loolu moom noonu la leen yàlla bindee léegi nag problème bi mooy dama wax ne kiy def te nga xam ne yàlla rek a tax moom ku ko gërëm ak ku ko gërëmul dina def ki nga xam ne dafa am objectif politique bu tax muy def moom même bu fa yóbboon ay moto pompe tamit moto pompe ya gisu ko am na leneen loo xam ne moo nekk ca gannaaw moto pompe ya kon nag léegi am na nag man damaa jàpp ne am na loo xam ne bu xewee ci am réew li nit ñi war a def mooy ñu boole doole yépp jëm a saafara loolu di xàccandoo di dóorandoo ba noppi su jamonoy politique ak yooyu nag amee nag ñu door a nekk waat ca leneen ndax fi ñu toll ni li xew Sénégal gépp la metti ndax li ngay wax rek Dakar du Sénégal. Diourbel démb taw na fa taw boo xam ne bi Adama Ndiaye nee na am na kër yoo xam ne yi bokkuñu woon ci sinistre yi léegi bokk nañ ci démb ci àllarba ji. Thiès gis nga la fa xew gis nga boo demee Saint-Louis la fa xew boo demee Sokone ci boori Saloum moom dafa am problème foofu léegi nag loolu su xewee aajeetul kii naan naa dem lii pour sànni xeer kii lépp dañu waroon bokk genn kaddu xàccandoo dóorandoo xool lu koy saafara. waaye gannaaw ñoom mënuñoo sax dialogue sax mënuñu ko pour xàccandoo dóorandoo boobu dana jafe n'est-ce pas en tout cas ñu bàyyi ci xel bu baax a baax juste je reçois beaucoup de messages yuy laajte laay bu association partage et collecte léegi. ndax mën nañ am numéro téléphone am effectivement dañu ko fàtte joxe 77 685 69 43 77 685 69 43 bu ko defee bu ngeen bëggee jàppale pouponnière bu Médina ak pouponnière bu Nianing nga xam ne soxla nañu ko jamono yi rawatina tout tànk yeeg bébé ya fa ne dana ca baax bu baax a baax dégg ngeen laay li mu wax sànq xeebuñu dara ci wàllu ndimbal kon na ngeen ci bàyyi xel bu baax a baax oustaz ñu dem ci WhatsApp ba. bu ngeen bëggee bokk ci bile émission jokkoo ak Nicolas wala Maodo Faye mën ngeen yónnee seen message wala woote ci numéro WhatsApp bile di 77 959 51 53 77 959 51 53. asalaamaaleykum Hadji Maodo maa ngi lay ziar bu baax a baax Nicolas ziar naa la bu baax a baax man de Hadji Maodo dama xaw a jaaxle Sénégal moom doy na waar daal xoolal travaux yii nga xam ne tàmbali nañ ko depuis ban at xoolal Cambérène Maodo xoolal Kër Massar diggante Kër Massar ak Malika mais askan woo fa dëkk oto ya fay jaar comme duñu ay nit bàyyiwuñu leen sax xel
kenn lijjantiwu leen wallahi lazim askan wi li ñuy dund barke Alxuraan karim dafa mel ni autorités yi yëguñu ko mais métti na trop Maodo xoolal tali yooyu tàmbali tali gas ko ba pare saa yi amuñu déviation amuñu dara nga bàyyi leen ko fa dem ñu ñëwati BRT fatt Géejawaay fi mu toll nii fatt kaas ba kenn mootul dem kaas ba non mais doy na waar trop quoi réew mi dafa mel ni amul autorité ngeen baal maa xam nag jërë ngeen jëf. jërëjëf mbokk mi oustaz. déet man kay Nicolas dama bëggoon ko tontu ko ndax daa mel na yi nga doon xaw di wax affaire bi compliqué na. mu ngi noonu. affaire bi compliqué na de compliqué na trop parce que nee na dafa mel na réew mi amul autorité. man jàpp naa ne am nañ autorité waaye dañ ñoo faalewul. waaw parce que yow mii li nga wax fii léegi nii. bu fekkente ni ay xel la ñuy dunde te nga wax ko bi fi mbokk mi taxawee lay ne yéen a ngi yëngu ci loo xam ne ku leen ca fekk lut li ngeen mën ngeen ko yéen a ngi koy def alors am réew nag ay plan ak ay slogan du ko doxal lu ne kott moom lu ne jon rek koy defal nga ne réew plan ak i slogan doxalu ko déedéet lu ne kott lu ne jon rek maa la ko wax saafara rek waaye nag bu fekkente ne yow booy def amoo ay préalable ay études yoo xam ne waroon naa mën a tax su ma jaarelee fii terre bi ndox mi mën na fee war a mën a jaar nga fàtte lépp di profité ne naa def terre bi ndax nangami milliards ñu tàccu la nangam. fekk na yow la ngay bëgg a def dana lor benn doomu aadama ci Sénégal rek. moo gën téeméeri terre. est-ce que benn bakkan rek bu ci nar a loru moo gën téeméeri yoonu saxaar woo xam ne wi daanaka matul juróom-benn fukki kilomètre donc loolu yaakaar naa ne li mbokk mi wax dëgg la ñun ñëpp koy dundandoo kilifa yi nag ñoo am na ci ñoo xam ni dafa am ñoo xam ni seen réew leen yitteel am ñoo xam ni seen njariñ leen yitteel. mais naka la ñuy comprendre ne comme li mbokk mi wax léegi nii ci WhatsApp bi ñu koy faral di dégg de plus en plus ci gox yu wuute ci Sénégal à chaque fois gars ñi bu ñuy wax sonn nañ dafay ñëwaat à chaque fois est-ce que ñi nga xam ne ñoom la ñu dénk yenn mbir yi est-ce que ñu ngi bàyyi xel ci yooyee message di jibe wala pour ñoom c'est juste des messages radio comme ça qui passent et puis c'est tout. xam nga yàlla bu tëjee sa xol say nopp dana dégg waaye dara du ca dugg te nag nopp du dégg xol mooy dégg. nopp jumtukaay la pour jottali mbir mi mu laal sa xol mais am na ñoo xam ne ñii li yàlla di wax ci suuratu Yaasin ne dafa mel na yàlla dafa kaste dafa tëj seen xol yi loolu moo leen dal. te yàlla bu tëjee sa xol say nopp dana dégg waaye dégg bi du am njariñ. est-ce que day dégg ni bruit bi rek produit sonore bi rek lay dégg. ni tubaab naan duggee fii génnee fee. waaw génne fee. mais parce que boobu xol bi ci boppam moom la yàlla tëj. te ku yàlla tëj sa xol nag dootoo dégg. da nga dégg bruit sonore xanaa xamuloo ne nopp du dégg. xol mooy dégg. oustaz tamit yaa ngi wax lu xóot nga ne nopp du dégg. nga ne luy dégg xol. est-ce que jumtukaay la rek. parce que bu fekkente ne lu dugg génn te dugg sa xol. kon la nga doon dégg lu mu lay jariñ. dégg naa dëgg nag. waaw bu fekkente ne yow li ngay wax mënu. amu benn sensible du nekkul lu sensible ci man. kon dégg gi ban njariñ la bu dee lii dugg ci nopp mi. waaw mënta àgg ca xol bi. yëgoo ko. kon ça n'a pas de sens. amul sens moo tax ma la nopp bi. lantinoor la rek buy jàllale. est-ce que mais liy dégg di taataan wax ji. ba nga mën a agir. wala nga mën a réagir. kooku mooy xol bi. est-ce que tey li ñuy wax léegi ci xale yu ndaw yi. xam nga man dégg naa wax ji. su fekkente ne yitteelu ma day jaar fi génn fi. bilaay walaay. waaye su fekkee wax ji dugg na ci sama xol. dama koy sentir ba ñaar dërëm yi ma am sax dama ko ci def. nga ne li ma wax ne léegi pouponnière yi am na ñu ci soxla ndimbal. waaw ci tout tànk yi. waaw am na ñuy déglu. te bëri nañ lool. mbir yi day dugg ci benn nopp génne ci beneen nopp. du àgg ci seen xol. moo tax wante am na ñoo xam ne ñu ngi toog di déglu. oui de affaire bi day dugg ci seen nopp ba pare àgg ci seen xol bu boobaa nag ñu ne naka laay def ba dimbali yooyee bébé. ñooñu nag dégg nañ wax ji. est-ce que waaye ki noppam jaar fii dégg fii xam nga lu mu dégg. bruit la dégg nii mu jàll. verbe yi rek la dégg. parce que il est insensible. sentirul wax ji ci loolu. moo tax autorités yi également. dañuy dem ba da ngay jàpp ne ñii yàlla dafa tëj seen xol yi. te gis nga nag ñaar tam mënta ànd gis nga imaan bu nekkul ci sa xol. lu gaa yi def doo ko yëg. est-ce que boo fi bàyyee yoonu yàlla wi. foo teg sa tànk mu xajam. doy na waar yàlla nañ ci yàlla musal oustaz ñu dem ci ñaareel bi ci WhatsApp. asalaamaaleykum oustaz Maodo maa ngi lay nuyu lu bari di la ziar di nuyu Nicolas di nuyu ñëpp rek ma doon sàkku benn leeral bu ndaw rek ci benn émission ma doon déglu sànq fii benn rajo à la place mu weex ne comme ñun dañuy dégg ci comme yenn oustaz yi ngeen di ñu wax ne jigéenu ulul ay nii dañoo rafet dañoo mel ni dañoo mel na daal dañu taggal seenu rafetaay ak affaire yooyu daal mais ma déglu oustaz boobu sànq ci benn émission bi noonu dafa mu wax ne jigéenu ulul ay nii dañoo mosoon laaj yonent bi jigéenu ulul ay nii ak jigéen ñi nekk fii ci àdduna yan jigéen ñoo gën a rafet leen tontu mooy jigéen ñi nekk ci àdduna bi suñu àdduna bi ñoo gën a rafet ñooñu téeméeri junni yoon ni mu ko misaale sax dem na ba misaal ko ci mbub moo xam ne dañ kaa ñaw bitti gi ni muy gën a rafete biir gi mun a différence boobu lañu am daal entre ñun
suñu jigéen ñi ak jigéen ñooñu affaire boobu nag xaw sama bopp trop parce que damay dégg à chaque fois ñu ñuy tàggal ñooñu seen rafetaay wala ci jikko yi la wala daal comprendre ma daal dëgg la bi foofu daal ma ci doon sàkku ay leeral rek ñaari dégg-dégg yooyu daal incha allah jërëjëf Faye tout le temps ñu ngi leen di déglu quoi wax dëgg yàlla. jërëjëfati mbokk mi ci WhatsApp bi ku nekk ak la lay itteel kon. waaw xóoral ay nii am na. ay wax nañu ay jigéen am nañu. ci ñiy dem àjjana loolu dëgg la waaye nag daf cee li mu tàmbalee laa jàngagul fenn wala boog man sama xam-xam agul foofu. muy ban. li mu wax na yonent bi dafa demoon nee na dafa am dégg benn oustaz bu koy wax. moom dafa jot li wax ji rek. ci benn oustaz ci beneen rajo la wax ci beneen rajo waaw mu koy wax waaw mu koy wax ne dafa dégg oustaz bi ne. yonent bi dafa mas a dem di waxtaan ak waa óorul ay ni jigéen ñoo ñi nga xam ñoo nekk àjjana. ku gën a ñu nag ñee ku gën a rafet mu ne leen. ñi nekk àjjana ñëpp si loolu moom wax dëgg yàlla jànguma ko fenn donc vraiment bu dee hadis la. Sass maa ngi gis ne yaa ngi chercher say mots mais parce que damaa xamul wax dëgg yàlla mosuma dajeek moom ci téere xëy na nag mën naa am kenn benn riwaaye wax ko waaye daal bu ma maandoo daal wax dëgg yàlla yëgg hadis boobu daal gisaguma ko fu yonent bi demee di waxtaan ak gars yi ñuy waxtaan nii mu ne leen naan ay jigéen ñi fii wala jigéen ñi te loolu waa nekk bis yomal xiyaam bu ñuy dem àjjana ñi bu fekkee am na day man ci sama maan te man jànguma ko amaana nag am na ndax nag téere yi itam wax dëgg yàlla téere yi nit a koy bind téere du téere ndax téere boo ci sotti woon ndox léegi mu daal di seey wala boobu mais ki bind téere bi contenu bi ki ko bind moo am solo. Sass nga ne téere bi ci boppam du dara nit a koy bind. waaw ay këyit la rek. ay këyit la léegi nag booy wax téere bi da ngay xalaataale jëmm nit ki. kon lii dara ci téere bi mooy li nekk ca biir. voilà. Google mais bu dee papier bi nii rek. waaw voilà léegi nag continue boobu dama lay leeral rek pour du dara boobu noonu pour leer ci bopp nit ki parce que ko waxee noonu rek day violent ci ñenn ñi donc papier bi ngay wax ne mën nañ ko bañ a kii mais au fond des choses bu ñu ca demee foofu la li téere bi ëmb waaw loolu mooy téere boo dégg ñu naan téere sàngam nee na nangam téere bi waxul nit a wax dañ naan kay sotti na waxi nit ci téere bi mi ngi mel na Google boo defee recherche ci Google du nit mais li ci nit ñi dugal moom ngay liir kon téere lu ca nekk rek kenn dugalu ko fa am xar dugalu ko fa aw bay nit ko fa dugal léegi nag waxi nit kooku nag léeg-léeg mu wér léeg-léeg du wér yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaata hadis lañ ko nettalil yoo xam ni dara wéru ci am na yoo xam ni sanad bi du wér am na ñoo xam ni ko wax duñu ay fiq et cetera am na yoo xam ni yu daif la am na ci yoo xam ni sax dañ naan la hadis bi moom dañ koo rat lu baaxul donc comme nag yu mel noonu day faral di am te man bii man gisaguma ko fenn damay maandu ne man loolu wax dëgg yàlla jànguma ko ba mu naan leen bu mun ñëw ak mun ñëwul bu moo la wax dëgg loolu daal naa ci jàngoo ko xaw ma ci dara waaw mais li leer ba leer mooy urul ay ni moom am na boobu am na waaw mawjuud ñan lañu ko jagleel exactement waaw ñan lañ ko jagleel xëy na peut-être mooy ñi rëcc ba dem àjjana te sax est-ce que sax ñooñu amaatul beneen groupe bu ñu ko jagleelaat parce que xam nga dafa am yoo xam ni man dafay bokk ci sama façon de bu may waxee ci wàllu diine am na ci yoo xam ne du ma ci bëgg a xóot gis nga lépp lu nekk ci sama kanam nekk xaybu wala ñi nga xam ne alxuraan dañu ko nettali te joxewul détail yëpp dama ciy faral di maandu waaw parce que am na ci xam ndax urul ay ni àjjana la biir àjjana la te man demaguma àjjana faatooguma léegi li ma mën a def rek moom mooy di jàppande ci yenn mbind yi te bu ma ci jàppande itam la sama xel dal doo nga lay jël léeg-léeg ma lire benn téere arabe te sax man ci sama bopp sama conception du ma jubóog borom téere bi waaw léeg-léeg mu am gis naa temps yële ci benn téere fiq boo xam ne bi maanaam li mu wax am na mën naa nekk ne loolu am na mais man sama logique man nanguwu ko ndax dafa wax ne jaam par exemple ci bi jamono yi xanaa peut-être bi jaam di am lay wax mu ne buy julli misaal bu dee bu jigéen mën naa bañ a muuru waaye bu dee bu góor bu dee jaam bu dee gor la mën naa muuru loolu mooy lan xam nga loolu ay pourtant gis naa ko ci benn téere fiq donc yooyu ay wax la yoo xam ne nit ki ko bind la engagé donc moo tax livre lu mu rëy boo ko liiree ba pare yow am nga ci gis-gisu bopp sa gis-gisu bopp bu dul alxuraan moom da ngay dégg rek topp amul commande lépp dëgg la gëmal dem sa yoon mais lu dul alxuraanul karim am nga droit am ci sa gis-gis parce que ñu ko bind ay nit lañ te yàlla yónni wu leen ci nit ñi amuñu risaala donc par conséquent am na ci yoo xam ni dafay dugg ci lu nekk ci sunu kanam ba duma ci mën a xóot loolu am na solo kon oustaz ñu dem ci ñetteel ba ca WhatsApp. asalaamaaleykum wa rahmatullah Hadj Modou ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di Nicolas ñu ngi leen di ziar bu baax a baax di leen suivre di leen wax ne jàngat bi am na solo man nag li mooy laaj tey jii mooy gis naa ne mbënd mi inondation bi nguur gi def na ci 750 milliards pour 10 ans 2012 ba 2022 dèjà da nga xool ñu ngi si 2021 kon mu des 1 an 2012 ak léegi ban at la ngeen si gis ne
mbënd bi sonalul waa Sénégal te nee nañ jël nañ 750 milliards def ko ci alal ju toll noonu xaalis bu toll noonu ñu jël ko dugal ko ci mbënd depuis 2012 ba léegi at mu ñëw rek Sénégal fees dell ak ndox ngeen foog ne 750 milliards yooyu si lañ ko dugal loolu tamit jar na xoolaat bu baax a baax a baax a baax booy xool sax léegi nii la mbënd mi gën a sonal doomu aadama yi ñëw lay tëngee suñu gox fi ñu dëkk foofu moom daanaka géej la man maanoon daal 750 milliards yooyu gars yi su doon nañ ko seen biir parce que bu fekkoon ci mbënd donc lañ ko def kon mbënd bi du sonalee nii waa Sénégal loolu tamit bëggoon naa ñu jàngat si bu baax a baax a baax a baax. jërëjëf mbokk mi ci WhatsApp oustaz 750 milliards yi tamit est-ce que duñ ko bàyyi rek benn yoon parce que boobu ba léegi de Sénégalais yaa ngi ciy wax de wante. fu nekk ni leeral de amagul ba tey. déet xam nga lu ko waral sax boo ca waxee sax ñu mbas la. waaw jàll ci beneen sujet. mais parce que problème bi mooy milliards yi day gën a bari jaaxle gi di gën a bari. wax naa la ko ba tey tey tamit man damaa xamul ba xam ñun yàlla dafa barkeelul lu ñuy def wala boog ñu nekk ci gouvernement bi la yàlla barkeelul seen liggéey. parce que li ñuy def da nga ko dul mën a gis. wala boog boo koy gis itam gisin bi day nekk lu général ba nga xam ne un Sénégalais lambda daanaka du ci sentir boppam. loolu nag lu mat a bàyyi xel la. noonu ko mbokk mi laajee noonu la ko téeméeri junniy Sénégalais di laajee. parce que nag Nicolas bu ñu waxantee dëgg rek 750 milliards du 2 millions. du 3 millions 750 milliards. xam nga lu tax ma ne la ndax duñ ko bàyyi. oui ndax c'est pas la première fois ñuy wax yu milliards fii. d'accord nañ non. bien sûr milliards yi bëri nañ suñu bopp yi de. waaw mais kañ lañ ciy am ci bëri nag ay leeral yu leer. waxuma leeralu faxas nii rek. loolu de waxoon naa ko fi assemblée nationale. moo leen war a gis nga Serigne Cheikh Mbacké. Bara Dolly. gis nga bu PDS gis nga lim def tàpp ci taabal ji ne am na ci ñoo xam ne alal jën leen joxoon dañ leen a war a déglu. gars yi na ko doo ko fi waxee. waaw loo ci man te député la yore kaddu bokk ci ñi nga xam ne Macky Sall falu leen askan wee leen fal. waaye majorité bi nee nañ ko déedéet loolu fa xas nañ ko sànni fële. te li mu bëggoon mooy gannaaw dem na seeti mbënd mi gis na affaire bi ñoom loolu dalul seen xel mu tàppee ci taabal ji ne lii laa bëgg ñu leeral ko. maanaam ñan ko yoroon nañ ñu wax ndax wax nañ. waaw léegi nag bisimilah bopp bi moom comme fépp lay méttee. nan dem rek. doy na waar peut-être ñu am yaakaar ne sa ganu dimanche bi ci jano bi dana ci indi tontu. waaw maa ngi yaakaar parce que dinaa gis directeur parce que moom mooy joxe dernier mot bi. waaye am na ku ma contacté woon ci ñoom muy. déet non muy ay miiru ñi ngi mi nga xam ne moo jiite groupe parlementaire bu majorité bi assemblée nationale. léegi nag suñ ko validé rek man amoo ci problème waaw. kon loolu leer na en direct. waaw ñu am yaakaar ne kon bu fekkee ne confirmé ngeen invité bi. dina ko confirmer ce sera dimanche 11h midi. ci seen émission jano bi. kon oustaz am na solo ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm. maa ngi lay sant bu baax a baax. jërëjëfati waxtaan bi amati na solo na muy amee solo saa su ne dellu di sant ak di gërëm bu baax a baax mbokk yi àndoon ak ñun ci suba ak léegi di sant yi gërëm sponsor yi nga xam ne ñoom itam ñooy ànd ak ñun suba su ne di boisson punch ndox waalo sucette bége yi leen di gunge ci ndekki li émission nandite yi fàttali mbokk yi ne bu ngeen bëggee jàppale pouponnière Médina ak pouponnière Nianing mi nga xam ne ñoo tax a jóg waa association bi fi jaar sànq di partage et collecte partage bu ngeen woowee 77 685 69 43 77 685 69 43 di ngeen ci ami leeral ngir xam naka ngeen leen di jàppale moo xam meew la moo xam yére la moo xam ndox la pouponnières yi rek la ñu joxe ci exemple wante bëri na ay pouponnières yoo xam ne dañu yori tuuti tànk ay bébé yoo xam ne jamono yi ñu nekkee soxla nañu jàppale ak ndimbale bu baax a baax a baax ñi nga xam ne ñoo yëngatu ci wàllu maye deret defee nag noonu la ñu tàmbalee tey émission bi sànq ca 11h wax ne ñoom itam ñi di def collecte de sang don de sang ñu ngi sàkku ndimbal bu baax a baax ci mbooleem sénégalais yi kon nag ñëpp ñi nga xam ne daal suñu borom jagleel na leen ñu ami yooyu possibilité buñ ci xaddi buñ ci tàyyi benn yoon nañuy bàyyi xel bu baax a baax ci ni ñuy dimbalante ak di jàppalante en espérant que li noo wax na ko oustaz Maodo Faye waxee sànq di dugg ci benn nopp génnee ci beneen dina dugg ci benn nopp ba pare àgg ci xol bi bu àggee ci xol bi rek xam naa ne yërmande dina daal dee jóg kon nag jërëjëfati merci à tous de nous avoir suivis bonne journée bon appétit dans un instant les infos n'oubliez jamais viser la lune en attendant les événements tàllal leen loxo yi ñaan gàngoog bon week-end et à la semaine prochaine ci darajay xadiis yonent bi ci darajay salaatul fatih ci darajay malaikatul muqarrabin ci darajay aqtaab yi ci daraja afraad yi ci daraja awliyaa urrahman ci daraja ay ak masaayix yi yàlla may nu jàmm ju mat sëpp may nu dund bu mat sëpp may nu ndox bu mat sëpp may nu teranga bu mat sëpp may nu jàmm ju mat sëpp may nu pàcc yaakaar ju mat sëpp may nu
wér gu mat sëkk may nu wérle gu mat sëkk may nu dund gu mat sëkk may nu dundle gu mat sëkk yàlla defal nu ko ndax yomb na yàlla jigéen ñi yal na yàlla dalal seen xel yal na yàlla sàmm leen yal na yàlla bindal leen gàllaaju boppam yal na yàlla sàmm doom yi ci seen kanam yal na yàlla umpule leen lu leen di rikki yal na leen ko yàlla umpuleel yal na leen yére yomb yal na leen dund yomb yal na leen dépense yomb yal na leen pas-pas yomb yal na leen jóg dem doxi soxla yomb yàlla bu leen dara gàllankoor yàlla bu leen dara yàqal yàlla bu leen dara ñeleju yàlla bu leen dara def lu leen di naqadi yal na yàlla aar leen mag ñi yal nañ ci yàgg yal na seen fattu yokk yal nañ ko fi bàyyi nang mi junniy at yal nañu dund ak ñun ba doyal dund tabarkalla mag ñu baax lañu yal nañu yàgge sag yal nañu yàgge xam-xam yal nañu yàgge jaamu yàlla yal nañu yàgge leer ci dënn yal nañu yàgge leer ci pénc yal nañu yàgge leer ci kër yal nañu yàgge leer ci réew mi tabarkalla tabarkalla xale yi yu góor yi yal na yàlla ñemeloo leen jamono te taxawu leen lu ñu song yal nañ ko daaneel waaw fu yiwu nekk yal na ko yàlla ommat indi teg ci seen loxo yal na leen jik ku taq ci yéen yàlla bu leen rëccu yàlla bu nu rëccu yàlla bu sag deñ yàlla bu teraanga deñ yàlla bu yiw deñ yàlla na man gi yokku képp ko am soxla biir yaa ko xam yal na ko yàlla faj